asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum waa Sénégal ak doomi Sénégal tey jii dama fas yéene waxtaan ak sama mbokku journaliste yi ak ñi nga xam ne ñoom la ñu tuddee les acteurs culturels moo di musiciens yi moo di fecckat yi ak ñëpp loo xam ne ñu ngi yëngu ci wàllum aada ak yu mel noonu defe naa ni Sénégal bu nuy wax ni nit ñoo xam ne ñu néew doole duñ ci boole journaliste duñ ci boole musicien bu yàlla defee ñun ñii ñu dëkk ak ñi nga xam ne bu ñu añee duñu reer bu ñu reeree duñu ndékki wala ñii ñu ngi jànkonteel ak ay jafe-jafe yu metti mooy naka la ñuy fajoo naka la ñuy dundalee seen njaboot naka la ñuy fayee luyaas naka la ñuy fayee ndox wala boog fan la ñuy amee liggéey mu nekk lu sérieux buy seen problème bu ñu dëkkee ak ñu mel noonu defe naa ni du ñun ñoo war a jooy ñun bokkuñu ci ñu gën a néew doole ci Sénégal tax na tey su ma gisee coow bi nga xam ne suma mbokk journalistes yi ak acteurs culturels yi yëkkati nañ ko lu jëm ci lu ñu wax fond Covid muy ndimbal ba ñuy laaj pour seen bopp damay am lu ma naqari damay laaj ci ani sénégalais boobu ñu xamoon bu bëriwul yërmande bi sénégalais bi nga xam ne du bëgg a tëdd lu dul leer na ko ni dëkk ndóoram añ na sénégalais boobu animu parce que tey su ma jëlee cadre bu mel nii journaliste yi tama bokk ci ndax loo xam ne fukkeet ak juróom-ñett ci ren maa ngi koy def métier bi bokk naa liggéey naa ci organes yu gën a mag ci Sénégal mën naa citer le témoin mën naa citer l'observateur ak ñeneen ñoo xam ne du ma leen citer mais man Babacar Touré mësuma fàttaliku fu mu mësee woo ne ma enveloppe bii de lii sa wàll la ci aide à la presse mësuma fàttaliku it yokk bi nu yokk ci sama salaire ndax ne nañ ma ci aide à la presse la bokk waaye saa su ne dinañu gis coow bu jóg ci aide à la presse muy xaalis boo xam ne journalistes yi surtout kilifa yi ñoo koy sédd bi ma nekkoon jeune reporter doonoon wax ni xaalis boobu buñ ko indee patron yi ay ñaareel ak ñetteel lañ koy tàkkee wala jëndee ko oto yu bees en tout cas ñu ci bare ci lañ daan doxaan ci lañ daan jël dem seeni vacances tey yàlla def man maa nekk patron de presse di gérer suma propre boîte bu tudd Kéwoulo ñeenti at ci tey mësuñu am ci aide à la presse mësuñu ko laaj waaye it ñeenti at yoo xam ne amul benn ndimbal boo xam ne jóge na ci gouvernement ñëw ci sama organe naka noonu ñeenti at yoo xam ne amul benn ndimbal boo xam ne jóge na ci personnalité wala ci doomi aadama ci Sénégal wala muy bitim réew ñu ne nañ ko jël dimbali ko Kéwoulo pour mu taxaw malgré que ñu ngi def li ñuy wax un travail d'intérêt public mooy ñu ngi liggéeyal pour askan wi di ko informer saa su ne taxut ñu bàyyi li ñu financé Kéwoulo ba moo daj ci sama poche lay jógee ci sama wërsëg di ko sant yàlla defe naa ni askan bu tolloo fii ñu toll tey lii devoiru tout un chacun mooy nu xalaat ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole ci ñun mais su ma gisee discours yu mel ni waa jooju Mame Gor Diazaka parce que par force alal la joo xam ne dañ leen ko war a jox parce que dañu perte alors que ku xam ni ku mel ni Mame Gor Diazaka man de mësuma gis fu mbooloo taxaw ne day ñëw wuyu parce que Mame Gor Diazaka mooy feesal boîte mësuma ko gis waxuma amul mais mësuma ko gis naka noonu ku jigéen ki Penda Guissé mësuma gis spectacle yoo xam ne ñu ne ma Penda Guissé moo ko organisé moom kenn mu fees wala ay nit ñoo taxaw donc ñooñu tey bu ñu taxawee en tout cas dama leen cité ñoom ñaar parce que ñoo gën a fës parce que ñoom ñoo porté le combat bi ñuy wax les acteurs culturels mësuma gis ñooñu fu ñu taxawalee feesal ba ñooñu mën a wax ne am nañu ay perte boo xam ne dañ leen ko war a compenser ci alal joo xam ne alalu réew mi la defe naa ni bu ñu ni ñii ma tudd ñëpp ay jullit lañu te bu fekkee ne ñun lu ñuy jiital ci suñu yëpp mooy suñu diine dafa wax ni alalu sarax alalu dajale bi ñu alalu mbooloo dañ ko war a jox ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole donc li nga xam ne ñun normalement du loo xam ne ñoo gën a yelloo pour ñu jox leen muy invitation boo xam ne dama koy invité gouvernement Sénégal parce que am na ci biir réew mi ñoo xam ne ñoo gën a néew doole
ñun ñii nga xam ne ñoo nekk di xëccoo ñun ñii nga xam ne ñoo teg coow li ci place publique bi ma fàttali leen encore li ki contrairement coow bi nga xam ne ñu ngi koy wax ci reen waxoon naa leen léegi am na organe de presse yoo xam ne ki nga xam ne moo ko représenté moom rek moo nekk ci organe am àndul ak keneen wax leen it nit yoo xam ne dañuy créer seen organe de presse juste le temps bi nga xam ne ñu ngi xaar aide à la presse boobu bu aide boobu jógee pare nañ ci ba déwén encore balaa aide bi ñu taxaw ñu jël xaalis bi séddoo bi ñoom wax nañ leen nee nañ leer na wala leer loolu du ma ci dugg parce que man fekkeewuma xamuma te musuma am ñaar dërëm ci aide à la presse boobu mais li ma bëgg a wax parce que ay information la yoo xam ne vérifié naa ko ku amoon daaw dërëm ren da nga am ñaar dërëm ku amoon daaw 1 million ren ñaari million lan la jox ku amoon daaw 15 millions ren 30 millions lan la jox bu fekkee ne loolu du avancement lan mooy avancement est-ce que dafa rafet ci nit ñoo xam ne danañu ñooy war a nekk le 4e pouvoir ci nit ñoo xam ne ñoom ñoo war a taxawu askan wi ci nit ñoo xam ne ñoo war a yeggee jooyu askan wi ñoom yeggeetuñu jooyu askan wi seen jooyu bopp la ñuy yeggali encore que organes yi nga xam ne ñoom ñoo doon surtout ñoom ñoo gën a fës ci coow li mais ay organes commerciaux lañu naka la privé war a mën a taxaw par force ne alal ji nga xam ne dañ ko jagleel Sénégal dañ ko jagleel doomu Sénégal ñu nekk jafe-jafe nañ ma ko jox man alors que yow privé nga privé mooy yow loo fayeeku loo am ci sa poche ci sa bopp la jëmewul ci askan wi donc muy benn anomalie benn injustice boo xam ne dañ ko war a corriger ñun suñu bopp ñun journalistes yi ñun acteurs culturels yi ñun ñoo war a xool suñu bopp bu yàlla defee ñu bokk askan wi ñu bokk jamono ak ñoo xam ne ñu néew doole nañ leen xalaat te yàlla tax tey jii boo demee ca Pikine tey jii boo demee ci Guédiawaye tey jii boo demee ci Toubacouta tey jii boo demee ci Lindiane ca Ziguinchor fu ma dëkk man yaa ngi fay fekk ay nit ñoo xam ne ñoom mësuñu liggéey dañ doon su ma nee liggéey mooy di liggéey di xaar fayeeku ñoom dañ doon taaba ñoom seen doole lañ yaakaar tey ji ñoo ñu amatuñu fenn fu ñu bouger bu fekkee ne am na milliards yu ñuy sédd askan wi man dama jàpp ni ñooñu ñoo yàlloo milliards yooyu bu leen ko xañee jox leen ko yéen la décence voudrait que ñu noppi bañ indi coow ci lu mel noonu tax na coow mu xaalis boobu ba am na ay dérapage yu bare déglu naa xale bu jigéen bi Penda Guissé wax dëgg yàlla amuma dara contre moom mais xalaat ni parce que le ministre de la culture et de Sédhiou yow amoo lenn looy wax parce que da nga depuis waa Sédhiou c'est que da nga xamul c'est quoi l'histoire du Sénégal pour moom son information et pour certainement ñu bëri ñi nga xam ne dañu mel ni moom Sédhiou a été la capitale de la Casamance au même titre que Dakar, que Saint-Louis nous est la capitale du Sénégal. Sédhiou, c'était la capitale de la Casamance. Khamal Konik Sédhiou, c'est la rencontre de plusieurs cultures. Boumi wax ciosan ci Sénégal, xawma fenen de, mais ci Casamance ken mënu génné Sédhiou ci culture. Donc ban exemple mo gëna rafet jël le maire de Sédhiou, jël un fils de Sédhiou, jël un représentant de Sédhiou et de la belle Casamance en faire le ministre de la culture et de la communication. Mais duma yag ci kaw Penda parce que xamut ku xamut nak kenn du ko jox cadeau pour mu waxal askan wi la ka moy day tal rew mom waxam duma ci yag mais damay delu ci wat encore ci sama mbokk journaliste yi tay ji amna kenn ku ma dégg mu diko wax journaliste yi nga xamné ñoo gëna fess ci ciow li en tout cas ki nga xamné mo porté la parole muy sama mag bo xamné Mamadou Ibra Kane la tuddu personnellement xamanté wuñu mais défé na ni mu ngi yëngu ci lo xamné ay presse sportive la moy journaux lu melni ay affaire de sport wax deug yalla ci jamono ji ñu nek lepp luy sport dañ ko tégué feulé té it
jamono ju ñu nekk nekkatul jamonoy caaxaan jamonoy kenn ku ne di jéem a xool naka ngay rawalee sa bakkan te boo rawalee sa bakkan dafa rafet nga jéem a dimbali ki nekk sa wet naka lay rawalee bakkanam waaye bu fekkee ni yow yaa ngi ci presse boo xam ne journalisme sportif la mooy wàllum foo en un moment bu foo jeexee da nga war a comprendre ni foo jeex na ci dëgg lañ nekk sama mbokku journaliste yi sama mbokku acteurs culturels yi coow lii c'est indécent wàllum nañ ma jox lu ma lekk kenn du taxaw ci biir askan di ko bakkoo man dama am gàcce dama rus ci coow li nga xam ne jamono ji nga xam ne ci hôpitaux yi amuñu masque jamono ji nga xam ne gars yi am acteurs ñi nga xam ne ñu ngi jéem a xeex di sauver suñu vie amuñu salaire yu doy parce que il faut ñu wax ko infirmiers yu bare ak ay médecins yu bare yu nekk ci hôpitaux yi état Sénégal fayu leen c'est des contractuels des hôpitaux danaa ci dellu benn jour ci benn vidéo ñooñu ñu ngi jaay seen bakkan ñu ngi jànkonteel ak ennemi bi en notre nom bu fekkee ne am na ku war a yuuxu am na ku war a leen milliards yi jox leen ñu ko wax dëgg yàlla mooy ñi nekk ci hôpitaux yi bu fekkee ne am na ñuy laaj ne milliards yi dañ leen ko jox mooy néew di doole yoo xam ne bu ñu tëddee ci guddi dañuy ñaan yàlla bër bañ a sët ndax dañuy bëgg a nekk ci guddi rek ndax guddi mooy tax ñu fàtte seeni problème li mooy li nga xam ne moom laa bëgg a def askan wi dënk ko askan wi di baalu àq ci tuuru acteurs culturels yi di baalu àq ci tuuru journalistes yooyu nga xam ne teg nañu débat boo xam ne wax dëgg yàlla du débat wu mbedd di leen jox ndaje incha allah ca beneen yoon jërëjëf.